lancé boobu nga xamante ne nee na ñett d'accorduñ ci duñ ci mës a d'accord te amul lu mu leen jaral ndaxte askan wi ñoo ko moom te corps sanitaire ñoom dañuy il se bat pour la santé il se bat pour le peuple léegi tey effectivement situation bi fi mu toll kon man dama naan cas bi critique na xëy na amaana lii yàgg na jug te waxoo leen ko woon léegi lan moo fi ñor maanaam bañ koy màcc ba nga xamante ne instant bi 3 hectares yi nekk na problème daal. waaw mooy li ma la wax léegi rek xam nga ñun ay syndicaliste lañ. ñun bu mbir amee maanaam dañ koy saytu. bi ñu déggee bi président waxee ne dafa bëgg a jaay 3 hectares yi tabaxaat 3 hectares yi dañ ne ñun transparence rek lañ bëgg. waaw maanaam boobu ñun dañ ne nañ xool ndax 3 hectares yi sax dinañu doy ba pare. parce que ñun suñu objectif mooy nañ tabaxaat hôpital bi rek ñun looloo doon suñu yéene te moo mës a doon suñu yéene parce que hôpital bi comme ni ma la ko waxee dafa màgget dafa yàgg def na 100 ans et quelques. donc hôpital bi ñaata département la monsieur Dione. waaw xaaral ma ñëw ci question boobu ba pare da nga ma posé benn question bu am solo. comprendre léegi bi ñu jógee bi ñu jógee ci kii bi ñu jógee ci bi président waxee ne dafa bëgg a jaay yeneen 3 hectares tabaxee yeneen 3 ci lañ ne ñun transparence lañ bëgg. dañoo bëgg rek lu leer parce que ñun mën nañ jàpp ne 3 hectares yi sax bu ñu doyee sax ñun mën na am comprendre. léegi bi ci la FONSIS génne avis de vente bi. bi FONSIS génne avis de vente bi. ñu ne leen attention est-ce que 3 hectares yi doy na est-ce que 3 hectares yi doy na. ñu dem séminaire bi ñu demee séminaire ñu présenté nañu 3 hectares yi. dañoo gis ne plan bi ñu présenté dañoo gis ne sax niruwul sax hôpital. te rapportu séminaire bi xam nga lu mu wax. rapport bi nee na plan bi gars yi indi plan boobu xam nga lan lay niru polyclinique. polyclinique voilà maanaam clinique lay nirool daal parce que 6 étages étage bu ne benn bâtiment bu ne 6 étages bâtiment 6 étages bâtiment 6 étages ci hôpital bu mel nii nga xam ne wax naa la ko référence de royukaay loolu xel nanguwu ko sonn si donc rapport bi lu leer la wax nee na lii du hôpital nañu delluwaat suñu projet bu njëkk ba suñu plan bu njëkk ba rapport bi ñu demee séminaire nee na suuf si doyul plan bi baaxul léegi nag waa suuf si doyul plan bi baaxul waaw boobu nag lañ fipp nag boobu nag lañ ne léegi nag comme noonu la ñun sax nañ delluwaat ci texte yi bu ñu demee ci texte yi yoon bi day dàq jaay bi looloo waral rek ngeen yéex ñoo dégg mais ñun dañoo bëggoon ñu tabaxaat hôpital bi ci comprendre ci tabaxaat bu mucc ayib waaw bu mucc ayib waaw loolu rek lañ bëgg mais nag buñ koy tabax nañ ko tabax ci yoon nañ ko tabax ci transport am nañ 6 hectares xoolal am nañ 6 hectares ñun am nañ terre yi am nañ 6 hectares ñun am nañ projet d'établissement xam nga ñun pare nañ bu yàgg depuis 2012 lañ pare ñun am nañ plan architectural naa la ko woon am nañ suuf si am nañ plan architectural am nañ xaalis léegi lan mooy problème bi d'accord man gisuma problème bi fii ça devient un peu compliqué parce que warul woon am problème merci beaucoup ndaxte dañ naan kuy ut fu mu fanaan voilà ak koo xamante ne nañ koy waxee tëjal buntu bi du leen boole laay xam naa après bu dimbali ma ci adage wolof boobu parce que tëb na sama xel bi léegi ki war fu mu fanaan waaw daa am sax fu may gis ni dañoo bëgg a déménager hôpital bi je ne sais pas est-ce que c'est réel wala ma bëgg a laaj si c'est vrai fan lañ ko bëgg a yóbbu waaw xam nga déménagement délocalisation boobu buñ ko waxee maanaam xel da koy nangu parce que wax naa la ko léegi li tax xel di ko nangu man dama am 6 hectares man dama am projet d'établissement am plan am architecture te lépp sénégalais ko defar man ma am financement am promoteur boo xam ne c'est un sénégalais aussi waaw léegi fan la problème bi nekk donc bu ñuy jéggi-jéggi ne dañoo bëgg a jaay 3 hectares yi mu dese ñu 3 hectares yi mais yow kon da ngay gis ne ñii dañ fay bëgg a jëlee hôpital bi da ngay gis ne ñii suuf si lañ soxla looloo tax ñu naan plan de liquidation la état bi yor parce que ñun pare nañ bu yàgg loolu rek moo tax ngay gis ne ñii kon dañ bëgg ñoo tabax parce que ku bëgg a tabax def naa yomb na am nga suuf si am nga plan am nga xaalis waaw léegi donc bu ñu dee jékki-jékki ne dañoo bëgg a jaay 3 hectares mais donc leen loolu dafa am leneen lu muy niru moo tax ñun ñuy wax ne hôpital bi kenn mënu ko kenn waru ko fi jëlee kenn waru ko fi jëlee kenn waru ko rey wax naa la ko léegi askan bee ko moom te ñi fi faju ñëpp seen loxo jotul seen ginnaaw encore une fois te ñooñu ñoo tax hôpital Aristide Dantec judd Aristide Dantec xam nan la tuddoon hôpital indigène maanaam ñi nga xam ne amuñu mais waaw moo fi ne ba léegi ñi fiy ñëw ñëpp amuñu Dakar bariwul ay hôpital
Dakar boo xoolee hôpitaux yi bariwuñu. donc hôpital bu mel nii boo ko amee am ku la ko mën a tabaxal. nga am plan am suuf si mais lu fi jar jaay ay hectares moo tax ñu ne ñii tabaxuñu suuf si lañ soxla dañ fay bëgg a jëlee hôpital bi. donc ñun am nañu ay raison pour wax loolu. parce que li ñu wax ni bu doon état bi ci la tënku lii ñuy wax duñ ko wax. waaw encore une fois du ma tàyyi di lancer appel le président de la République Macky Sall. waaw encore une fois di ko xamal ne y a un promoteur sénégalais bu taxaw bëgg a tabaxaat hôpital Aristide Le Dantec signé contrat ak le ministère de la santé le 17 octobre 2020. 92 milliards yoo xam ne mi ngi taxaw ci banque bi di xaar. c'est l'état actuel parce que 2020 yàggul. mais bien sûr c'est l'état actuel. c'est l'état actuel. ah mën na am président il a été induit en erreur te loolu la ñu gëm jusqu'à la preuve du contraire bu ñu gis leneen loolu la ñuy gëm. waaw loolu la ñuy gëm moo tax ñu ngi koy lancer appel. encore une fois. merci beaucoup monsieur Dione suñ la déggee li ngeen di wax mu di yéenu xatu xëddeen dañuy yëgoo. xëy na réeroo moo am moo tax ku nekk di wax ngeen di sonn mais yéen a bokk benn intérêt bu bëgg. mu di le bien de la population espérons que ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kaw dinañ dégg appel boobu mis à part aussi litige foncier boobu duñ ci yem. dañu dugg yan problème exactement tey la hôpital bi di rencontrer. waaw hôpital bi comme ni ma la ko waxee hôpital bi moom dafa màgget. hôpital bi moom problème première chose problème yi ma am mooy vétusté bâtiment yi maanaam bâtiment yi dafa yàgg dafa màgget donc loolu dafa dem ba architecture bi méngootul ak jamono donc tabaxaat bi day daal di nekk ordre du jour kooku ñun ñëpp d'accord nañ ci loolu moom ñun ñëpp d'accord nañ donc problème yi muy gën a jànkonteel problème yooyu ci la bokk hôpital bi tam day jànkonteel problème gestion waaw yorin bi moom ñëpp d'accord nañ ne yorin bi moom waaw ça reste à revoir donc je pense que problème yi bari na encore une fois nous interpellons l'État surtout sur la gestion de l'hôpital la gestion elle est catastrophique donc encore une fois ñu interpeller l'État sur la gestion donc nañ régler problème gestion yooyu ba pare bu ñu ko régler ba pare ñu toog en toute transparence ñu toog waxtaane tabaxaat bi waaw bu ko defee ñun ku ne am nga ci wàll comprendre nga toog wax ci sa xalaat ñu génne ku ne ñu génne documents yi ñu signé woon en 2020 bu ñu ko génnee rek problème bi daal di réglé 2020 moom wax dëgg fa yàlla yàggul tabaxaat bi dafa donc problème yi jànkonte au niveau de l'hôpital problème yooyu la daal bâtiment yi màgget na yorin bi doy na waar je pense que des fois dañuy am problème rupture des fois da ngay jékki-jékki labo bi ne la amul lii comprendre boo demee maintenance amul matériel donc je pense que problème yi bari na daal waaw problème yi bari na moom day nekk problème parce que soo juutee baaraam ci bâtiment nga xamante ne amaana ki nga xamante ne mu ngi ci biir xelam du dal ndaxte gis na benn fissure te wóorul ci xel maanaam su dee xel la ñuy analyser ñu ne la wóorul nga jugee ci loolu ñu ne la tey par exemple nga dem labo bëgg a def benn analyse ñu ne la tey amul wala nga bëgg a jënd benn médicament parce que subvention day am ci pharmacie yi ci biir par rapport ak yi ci bitti soo dee néew nga doole amoo ko tey nga war a génn ci bitti day metti nga laal ci gestion surtout la gestion parce que gestion mooy principal fonctionnement de l'hôpital ak bépp service boo dem léegi fi nga dut baaraam noonu dafa am solo léegi tey avant ñoo dugg ci solution yi rek incha allah dañuy demaat ci say naataango syndicaliste yi merci beaucoup ñi nga xamante ne ñu ngi bàyyi xel comme ni ma leen ko waxoon dama waroon dalal benn syndicaliste waaye laata loolu dafa am benn usager bu fi jaar bëgg cee rotal ay kàddoom te Ali Imran waa askan wi ñoo ko moom kon xanaa dañ koy nuyu rek ne ko monsieur Pouye asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam ma fille merci beaucoup papa léegi situation actuelle Dantec bi lañ lay bàyyi rek nga rotal say kàddu incha allah voilà situation actuelle de Dantec mooy li ñu xam c'est l'évangile du jour d'ailleurs mooy ce dont on parle présentement daf ma métti lool war a métti sénégalais boo gis nan nga mën a jële hôpital bu mel ni Dantec amoon son premier directeur bu ñu tudd Aristide Le Dantec nekkoon le premier directeur le 28 septembre 1918 mais Dantec du lu ne pour ñun ñu ne 6 hectares la ma dégg ñu dañoo bëgg jaay toit bu tabax ko et pendant ce temps def nañu l'un des plus beaux stades du pays à 150 milliards def arena à coup de milliards def lu nekk à Diamniadio ma yaakaaroon ne li ñu war a jëkk def d'abord mooy à Diamniadio def l'un des hôpitaux yi gën a fonctionnel en Afrique defuñu ko mais ñu réhabilité Dantec Dantec lii mu yor dafa yaatuwul soo ko wàññee fu ñu jëm loolu man dama ne sama président waxu ko de ay ñi ko wër ñoo bëgg ko xalaatal loolu bu si jéem a dugg benn yoon
man mii xam naa ne sa bilan taxaw na liggéey nga mais bu dugg si loolu da lay yàqal sax loo mën a def si Dantec def ko fi soo ko mënul yokk superficie bu ko wàññi parce que man maa ngi nii damay fi romb ñëw comme li mu wax mais nag bés bu ñu génnee danañ leen jàppale muy syndicat boo gis enseignant boo gis danañ leen jàppale loolu ñu ko nag parce que santé parce que richesse bala ngay def dara nga wér bala ngay def dara nga wér jàppale Dantec bii su 60 milliards la laaj ñu la 100 milliards tey nga war a fi de sax 100 milliards mu jar ko bul dugg si loolu man xam naa ne xalaatoo goo ko mais bu si dugg c'est une mauvaise publicité pour vous jaay ngeen élevage fii jaay ngeen palais justice bàyyi leen loolu ñu lay wax pour jaay ko pour lan la def fi ay R+4 taxaw janoo géej xam nañ loolu bul dugg si loolu loo mën def nag jàppale leen parce que bu boobaa da ngay yàqal sa bopp te Sénégal lu ko doon man maa la wax loolu man xam naa ne liggéey nga tu as un bilan inattaquable waaw billahi mais bul dugg si loolu bu si dugg mukk jërëjëf bon man Sylvain Badji laa tudd bokk ci collectif membre des défenseurs de l'hôpital Aristide Le Dantec waaw merci beaucoup monsieur Badji dégg nga li sa collègue yi wax di naqaru li fi xew léegi dañ lay bàyyi rek nga joxe ci say kàddu ci ay minutes yu ndéew incha allah man lu ma mën a joxe comme kàddu mooy franchement mënuñu am hôpital bu doy nii chercheurs yi fi nekk yëpp ñu tey ñu bëgg a xëy benn jour rek ñu buub ñëpp génne leen ne dañuy tabax bu ñu waree tabax dañu war a pencoo ñu waxtaan ba juboo ñu mën a xool naka la ñuy tabaxee hôpital bi au juste parce que hôpital bi à l'Afrique de l'Ouest fii Afrique de l'Ouest fii nii ñëpp fii la ñuy ñëw marocains yi fii la ñuy ñëw mauritaniens yi ñëpp tey buñ ko tojee tey lu ñu amoon ñëpp day dem effectivement lépp day dem te amul benn njëriñ li man daal dama ñaan monsieur le président de la république bu nekkee gars yi ñoo nekk ci ginnaaw luñ ko wax comprendre ko nañu ñëw ñu toog ñu waxtaan ñu xool naka la ñuy trouver solution bu gën ci waaw loola merci beaucoup encore une fois monsieur Dione comme ni ko sa morom yi waxaatee rek dañ laa fekk ci lancé bi di naqarlu bu baax a baax léegi nag dañuy duggaat ci corps sanitaire bi ndaxte xëy na coow li bari na ci dañuy génn ci litige foncier dugg ci minutes yu néew rek ci santé bi parce que accueil dafa am solo léegi est-ce que hôpitaux yi surtout la Dantec nga xamante ne principal hôpital la ci réew mi est-ce que mu ngi segg ñi nga xamante ne ñooy nekk ci poste d'accueil parce que accueillir malade dafa jafe dafa am solo waaw man soxna si nag laaj nga ma loo xam ne man mooy sama métier man je suis chargé de l'accueil waaw donc je pense que man chaque jour bon du question damay ndamu sax mais chaque jour 5 heures du matin laa yeew chaque jour je me lève à 5 heures du matin parce que damay gis ne nit ki boo koy accueillir yaa ko fi war a jiitu waaw nit ki boo demee ba koy accueillir yow yaa ko fi war a jiitu donc moo tax ñun ñuy sacrifier wu di yeewu heure xam nga nag liggéey boo gis nag bu la ci kenn passion la rek amour waaw corps boo dem nag corps boo dem ci Sénégal am na ci ñoo xam ne dañuy liggéey ñii duñu liggéey du santé rek c'est à su corps boo dem am na ci waaw liggéey comme ni ma la ko waxee rek passion la amour la waaw il faut avoir l'amour du métier d'abord boo amee l'amour du métier rek bëgg li ngay def gëm naa ne dina la jaral sacrifice yu bari donc je pense que hôpital Aristide Dantec moom bu ñu koy wax ci wàllu accueil moom je pense que comme ni ma la ko waxee rek accueil bi moom bañ fi ñëwee ba léegi daal am na amélioration bu baax waaw am na amélioration bu baax daal parce que xam nga ku tawat dafay jafe ci moom léeg-léeg mu xam fi muy féete yàlla bu mu nekk séeréer nga xamante ne séeréer dañoo xaw a tàppet su leen dara méttee rek dañuy perdre le pôle complètement léegi hôpital Aristide Le Dantec tey actuellement ñaata département la am waaw département yi nag bari Aristide Le Dantec nee naa la école la xam nga CHU la maanaam enseignement recherche soins waaw booy xool département yi war nañu mën a mat ay 60 presque boo xoolee comprendre département yi dafa bari. kon kay dans les normes ku fi yaakaar faju su ñëwee suñu équipé lépp war na mën a faj. waaw kay suñu projet d'établissement bi ñu yor buñ ko tabaxoon non waxuma sax kuy ñëw ci Sénégal mais bitim réew sax dootuñu fa dem bitim réew sax dootuñu fa dem fii la ñuy fajoo ñun ñëpp waaw je pense que loolu yàq xaalis la sax waaw je pense que hôpital Aristide Le Dantec toll na chance la daal ñu defaraat ko defar ba mucc ayib am nañ projet d'établissement boo xam ne bu ko defee nit ñi sax dootuñu génn di dem bitim réew di faju boo amee yenn jàngoro fii ngay toog nga fajo ko mën na nekk c'est possible compétence baa ngi fi wax naa la ko nee naa la fii école la fii en école la donc je pense que compétence moom macha allah kenn naa tablé wu donc léegi li des mooy
condition de travail donc je pense que moyen ak condition de travail mooy tabaxaat bi bu ñu ko tabaxaatee tabaxaat bu mucc ayib kon ñu teg ci moyen mais jaratu ñu dem Europe ku feebar mën nga faju fii effectivement monsieur Dione macha allah xam xëy na ñu bëree bëri xamuñu woon problème bi lan la man mi leeralgul woon sama boobu mu ngi soog a leer sama boobu ndax dama jàppoon séeréer bi moom amuñu inspiration boobu daal léegi xanaa laataa rek ñu tàggoo incha allah parce que suñu waxtu mu ngi jéng jëm ci jeex dañ leen di bàyyi ngeen lancer message bi nga xamante ne ça vous tient à cœur nga xamante ne xëy na ku nekk rek am na loo xamante ne mu ngi ci xolam mu bëgg koo yuuxu ba ñëpp dégg ko ngeen wax ko askan wi rek ak ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy bàyyi xel incha allah. encore une fois madame dañ leen di jaajëfal ci teew bi ngeen teew fii donc je pense que c'est un honneur pour ñun recevoir télévision bu mel ni Imran TV donc encore une fois dañ leen di jaajëfal di sant sa technicien yi sa caméraman beeg ñoom ñëpp encore une fois di lancer un appel au président de la République son excellence Macky Sall waaw di ko xamal ne xam naa ne xam na ko sax dañ koy fàttali rek waaw di ko xamal ne hôpital Aristide Le Dantec c'est un patrimoine national maanaam askan bee ko moom te askan bi bu ñu ko waxee mooy ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw donc encore une fois hôpital bu mel nii patrimoine bu mel nii nga xam ne hôpital bi nga xam moo njëkk ci Afrique de l'Ouest nga xam ne référence de symbole la école la wax naa la ko waaw je pense que am na tey sax rek koo xam ne daf ma woo nee na ma hôpital Aristide Le Dantec la juddoo fii la fooyee fii la dëkkoon donc je pense que hôpital bi symbole la daal waaw hôpital bu mel ni nag boo ko amee c'est l'occasion bi histoire occasion bi buñ ko raté mooy li ma la wax léegi ñun am nañ suuf si am nañ hectares yi am nañ projet d'établissement plan am nañ xaalis bi waaw donc je pense que ñett yi boo ko amee rek mën nañu wax ne hôpital Aristide la daal tabaxaat bi féete na côté donc encore une fois ñu ngi koy lancer un appel mu 3 hectares yooyu njaay mi nañ ko teg ci suuf xam ne nag santé day évoluer santé day dox gis nga suñu projet d'établissement ci 4 hectares lañ ko mën a tabaxee 4 hectares donc 2 hectares yooyu tôt ou tard dañ koy soxla yow gis nga fi Covid bi gis nga ba mu fi ñëwee ak yeneen ay àdduna day dox santé day évoluer day dem ba yenn pathologie yi dañuy émerger dañuy ñëw donc 2 hectares yooyu sax tôt ou tard dañ koy soxla donc je pense que encore une fois du ma guddal li ñuy wax daal di ñaaxaat le président de la République mu xam ne hôpital Aristide Le Dantec c'est un patrimoine national donc peut-être information yi ñu am ñun contrat yi ñu yor documents yi ñu yor peut-être président il n'est pas au courant donc gëm naa ne bu amee la bonne information man gëm naa ne mbirum njaay mi moom dañ koy teg ci suuf daal te gëm naa loolu waaw parce que lii moom sincèrement dafa leer daal waaw dafa leer am naa suuf si am nañ plan projet d'établissement am nañ xaalis 6 hectares la ñu am suuf 6 hectares la waaw macha allah 6 hectares yaa ngi nii waaw mat na de am nañ projet d'établissement am nañ 92 milliards voilà mais léegi kay kon soxna si affaire yi féete na côté donc encore une fois daal la balle est dans le camp de l'État ñun na ay syndicalistes nañ nous allons continuer la bataille nous sommes des hommes de terrain dinañ organiser une grande marche nationale boo xam ne dañ ciy woo askan bi yëpp waaw ñun ñëpp ñu def une marche comme ni nga ko waxee pacifique dem jébbal documents yi président de la République waaw merci beaucoup monsieur Dione di sant suñu téléspectateurs yi ak suñu téléspectateurs yi seetaan yëpp yéen tamit encore une fois amuñu seen fay waaw ku xam oustaz Alioune Sall xam ko ci diine ji waaw gis nañ taxawaayam bu baax a baax boo leen demee ngeen nuyul ñu ko mu defal ñu ñaan waaw bu ko defee ñu comprendre yàlla defal ñu ndam ci liggéey bi daal jërë ngeen jëf macha allah monsieur Dione merci beaucoup sant nañ la bu baax di la gërëm wax dëgg fa yàlla amaana ñu bari dañuy yaakaar syndicaliste yee fitna la mais le syndicaliste régularise maanaam ki nga xamante ne day tempérer saa su tàngee rek mu ñëw yee askan wi wan leen li nga xamante ne moo am lees mënula pàccoo nag des koy pencoo te hôpital Aristide Le Dantec patrimoine public la kon mënuñu koo pàccoo ne la état bi toog ak ñi nga xamante ne ñooy corps Aristide ñu waxtaan ci ba dëppoo ci ay kàddu nga xamante ne arrangement population ñoom ñëpp loolu la ñu bëgg kon nañ ci jàpp rek nga xamante ne lu bëree bëri dina ko wàññi su ko defee rek di sant ak gërëm ñi nga xamante ne teeru nañu ci hôpital bi les syndicalistes ainsi que ñi nga xamante ñu ngi koy bàyyi xel di remercier ñi nga xamante ne aussi suñu caméraman la Abdoulaye Bass notre homme de terrain di ko ñaanal baax a baax ak suñu technicien Pape Doudou ci ñoon lañuy remercier ñi nga xamante ne ñooñu jàppale ci invitation bi ku ci mel ni maire de Tata Damour Tanfa Ndiaye
Seck ak Tata Fadial di leen remercier bu baax a baax di leen sant ak gërëm di leen ñaanal di remercier suñuy partenaire waa Sosa Resto ainsi que Lob bu Gaz Mame Diarra Bousso ak bergerie Cheikh Ka bu Bambilor di leen ñaanal ndaxte raar na lool nit répondre ci invitation dîner ak xol bu sedd kon suñu ñëwee ci hôpital bi rek dañ leen di sant di leen jox dig daje fii ak fukki fan ak juróom suñu gan incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ceebu jën bi toggee ak Sosa Resto rosi bi def si Sosa Resto ñuulug bi def si Sosa Resto couleur bu rafet cafka bu saparal resto sosu wàcce ak Sosa Resto sosu ginaar ak Sosa Resto méchoui bi ak Sosa Resto sayo ko yàkke suy si arôme épicé resto resto soo ko mosee dootoo ko bàyyi. asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki Ndakaaru jël Jóob ak li ko wër jox leen ma seeni nopp ma ubbi seeni bopp seen jaaxle jeex na tàkk te ngeen a bëggoon ay ginaar yu xéewale ginaar yu duuf ginaar yu baax ginaar yu set te sell te wóor adresse bi benn rek la Mbambilor tali bu xonq laajte leen poulailler Cheikh Ka wala ngeen woote ci 77 979 77 53 wala 76 780 32 07 suñu ndaw danañu leen jël si andi leen ci poulailler bi faj seen aajo poulet de pays pondeuse poulet de serre lépp lu ngeen ittewoo rek am nañu ko am nañ ay sikket ay bëy ay xar ay kuy yu baax lool ana borom kër yi jaaxle woon fu ñu jëlee tabaski mu yomb te baax ñëw leen seet si ñu te Mbambilor tali bu xongo laajte leen poulailler Cheikh Ka mbokk yi li gën a neex nag mooy am nañ oto bopp lépp lu ngeen jënd ci ñun ñu yóbbul leen ko ba fa ngeen jëm mbokk yi am nañ ay nen digg ji lool ci njëg yu xéewale lool merveille ñaay gànjar gi ci digg àll bi daal li ko tax a jug mooy faj seen aajo Cheikh Ka moo mën ci Sénégal ci njaayum ginaar ak nen xar ak bëy ku ko weddi nag demal seeti ko ca Mbambilor tali bu xonq wala nga woote ci 77 979 77 53 Cheikh Ka